juróom-ñaari waxtu jot na ba teg ñaari simili salaamaaleykum Hadj Maodo. aleykum salaam soxna Maria. alxamis ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru juin 2021 xibaar li ci nar a gën a fës ñu ngi waxati waxi coronavirus. kay lim bi fi nu toll nii dafa takku dafay yéegaat tam ba tax na daal fi nu toll nii ñi seen xam-xam màcc ci wàllu fànn boobu ne askan wi war nañoo gën a mën a taxaw bu baax a baax xool ci wàllu fànn boobule. daal gën a mën a aaru rawatina ak wàllu ñàkk yi docteur Seydi loolu la wax daan ci dikk léegi daañu tënk itam benn soldat sénégalais boo xam ne bi dafa faatu fële ca Mali ñett ñu am ay gaañu oto bi ñu nekkoon moom moo daal di këppu dañ ci dikk léegi ci biir xabaar yi tey itam am sitting boo xam ne bi ñi nga xam ne ñoo nekk ci waa kër docteur fële ca Mbuur ñoo koy amal bëgg itam seenu liggéey ñu bën ko ñoddi daal ba mu gën a nëtëx loolu daan ciy dikk léegi am na sax benn sage-femme boo xam ne bi nañu wax ne dañ ko bëggoon a violé loolee nag mu rëcc ca daan ci dikk léegi toftal ci tamit fi ñu toll nii ñi nga xam ne dañ leen di tabb préfet yeeg gouverneur yeeg yu demee noonu le préfet bi nekkoon fii ci biir Ndakaaru yóbbu nañ ko léegi mu nekk gouverneur fële ca Ndar daan ci toftal incha allah yeneen i xabaar. ca bu ñu taaxirloo mu daal di yaatal moom Hadj Maodo Faye. asalaamaaleykum mbokk yi kon ñu nuyu leen doore ko rek ci benn soldat boo xam ne bii dafa faatu fële ca Mali ab sénégalais la nee ñu am na yeneen ñettit ñoo xam ne dañu am ay gaañu benn accident nag boo xam ne bii moo dal ci seen kaw ndax oto bi nga xamee ne moom la ñu nekkoon nee ñu moo daa benn véhicule blindé moo daal di rek daal di daanu daal di wëlbatiku ni ñu ko waxee waa DIRPA ñi nga xam ñoo yore lépp loo xam ne aju na ci wàllu xabaar yi nekk ci wàllu armée bi ak i tamit ñoom nag ñu nekkoon ci élément MINUSMA nekk foofu la ca Mali DIRPA nag wax na ne daal tam blessé yi dañ leen daal di yóbbu ci benn hélicoptère moo leen daal di yóbbu ngir daal di leen di mën a xool seenu yaram ngir faj leen am ak jaaxle yi tamit goo xam ne gi kilifa yi fii nu toll nii gannaaw ba nga xamee ne yokku na lool fii nu toll nii ci wàllu Covid 19 bi ba tax président Macky Sall daal ci conseil des ministres bi yëkkatiwaat na ay kaddu daal itam ne nañu gën a wekk lépp loo xam ne aju na ci lii nga xam ne moom la tubaab bi duppee geste barrière yi nga xamee ne itam moo xam ci bu mu ci mën a doon bu ne ñu gën ko delluwaat itam masque yeeg yeneen ak yeneen njiit réew mi ngi doon taxaw itam daal ngir itam ji campagne bi jëm ci wàllu ñàkk yi itam ñu gën ko daal di gën a dëgëral li aju yi tamit ci li nga xam ne dafa jëm ci bis bi nga xam ne itam dañ ciy xool rek lépp loo xam ne jëm na ci wàllu yi tamit xoolaat itam riposte yi jëm ci wàllu contre maanaam jëmal ko ci maanaam Covid boobu la xeex ko itam dafa nekk rek loo xam ne itam professeur Moussa Seydi ci boppam yëkkati na ci sax ay kàddu daal di wax itam ci wàllu vaccination yi maanaam ci wàllu ñàkk yi fexe itam ñu xeex bee itam ñu gën ko daal di dëgëral ndax dafa am yeneen xeet la yeneen feeñat yu ci amaat yu ñu duppee ay variant te yooyu itam mën naa nekk rek loo xam ne day gën a ful lépp loo xam ne lii ñett yu sax yoon gën a doy waar itam ci mel ne gën a yokk sax foofu gën a dëgër xeet wi nga xam ne sax tawat la jooju moom la ñu duppee sibiru ba tax na itam moo gën a yokk itam ñaari yoon itam li aju ci wàllu tuberculose wàllu feebaru sëqat bi professeur Moussa Seydi dikkaat ci nam ak ñaaxam ñu déglu ko ci micro Ismaïla Marcel. Ce qui peut nous permettre de gagner cette guerre, c'est la prévention. donc li mën a tax ñu am ndam ci mbas bi le mooy prévention bi man daal li may ñaax askan wi mooy nañu ñëpp dem ñàkku ji ñàkk rek moo mën a tax ba ñu mucc ci mbas mi le vaccination bi moo mën a tax ba ñu mucc ci lépp lu jëm ci variant yu bees yi le jàpp leen ne ñëpp nar a ñàkku ji pour nouveau variant yi nga xamante ne ñoom la ñu nemmeeku ci fan yi le mu ñu bañ a am doole ci kaw askan wi xam leen ne nañu nekk ci ay jafe-jafe bu nit ñi continuer di bañ a dem ñàkku ji tant que manquewuñu génn massivement pour ñëpp ñàkku ji dinañu nekk ci ay jafe-jafe jël leen exemple Israël wala ay réew yu mel ni États-Unis ñoom ñi nga xamante ne fexe nañu ba nit ñi dem ñàkku ji loolu bokk na ci li gën a tax Israël mbas bi amu fa doole noonu jàpp leen ne mbas mi lim doomu aadama yu muy faat moo ëpp fuuf lim bu paludisme ak tuberculose di faat ci at mi vaccination bi daal moom laa gis ne mooy saafara bi mën a tax nit ñi mucc ci mbas mi bu kenn nax boppam lenn rek lañu mën a def pour xeex mbas mi mooy dem di ñàkku ji man daal yàgg naa ko wax maa ngi ci ñëwaat encore dem leen ñàkku ji dem ñàkku ji daal mooy tax ñu mën a aar suñu bopp aarale suñu njëgiñaale yi loolu la waa Israël comprendre ak américain ak yeneen réew ci àdduna si. En matière de vaccination où les gens commencent à vivre normalement ce qui se passe aux États-Unis et dans d'autres pays. ñoo kooku di professeur Seydi ki ñu ko doon firil di suñu nattango bi di Ismaïla Marcel Coly li aju yi tamit ci li nga xam ne dafa jëm rek ci maanaam ñekk yi fii nu toll nii lu mu gàtt-gàtt lu ëpp juróomi junni doomi aadama
juróom téeméer junni doomu aadama yoo xam ne wax nañu ne daal vacciné nañ leen maanaam ñàkk leen démb nag itam téeméer ak fukk ak juróom-ñett ci ay junni mooy di ay téeméer ak fukk ak juróom-ñett yoo xam ne wax nañu ne am na rek daal tawat ji dafa leen daal di alawti ku yaat loolu la ñu bind ci seen këyit yooyu le sitting boo xam ne bii maanaam xëy rek sikk mujj gaañ yi ñi nekk ci wàllu waa kër docteur ca nekk fële nga xam ne moo di ci Mbour féeteeg à waa SUTSAS ab syndicat bu yëngu ci waa kër docteur ci alxames ji ñoom nag nee ñu seen ay liggéeyin ak seen taxawaay la ñu bëgg nag ñu yokk ko ndax daal mel na ne mbir yi xaw naa sanax lool itam wàllu kaaraange gi itam ak yeneen i mbir ndax daal Mbour foofee liggéey sage-femme yi fa nekk itam xam naa doy waar am na sax kooku dañu ko doon jëm a violé waaye nag itam ba ñu dajee nag ba waxtaan loolu lañ bëgg mu daal di nekk lu suqaliku Dame Seck mooy secrétaire général bu SUTSAS foofee ca Mbour waxtaan ci ak Moustapha Sall. parce que ay boromu njaboot leen ay boromu ay kilifa leen yoo xam ne vraiment am nañ ay responsabilité gannaaw amuñ pexe pour bàyyi te askan wi bu ñu bàyyee askan wi yëg ko nañu nguur gi dimbale ngir yàlla bu recrutement amee ñu jël leen ci niñ ci mën a jël ñi nga xam ne mënuñ leen jël fonction publique ñëpp xam nañ ko mais ñi ci des nañ leen jël ay contractuels mais contractuel Cobra bi mu ngi fi ministère de la santé toujours ñu ngi signé ay contrat pourquoi pas ñi jëlal ñu ñi nga xam ne nekk nañ Mbour ñëpp ay communautaire comité de santé di leen fay parfois ñu mën leen a fay parfois duñu leen mën a fay ñi fay jël ñu leen ñu leen di leen fay ñu mën a liggéey ni ñu war a liggéey jafe-jafe yi ñuy yëkkati ci fii encore bokk na ci situation communautaire yi comme les acteurs de soins maanaam acteurs de soins yi tey dañoo solliciter les maires des communes ñi jéem a xool nan la ñuy jàppalee acteurs de soins yi pour recruter leen dans la fonction publique locale fexe aussi les comités de santé ak les maires ñu conjuguer seen i effort pour trouver leen un mécanisme boo xam ne dañu am prise en charge médicale boo xam ne gratuite lay doon si ñoom parce que tey boo jëlee fonctionnaire bi am na imputation budgétaire bu koy jël sur 5/5e comme agent de santé acteur de soins bi nekk ci système bi di liggéey système bi te bu feebaree mu faju nekk problème loolu c'est contradictoire donc loolu lu ñu war a wax la lu ñu war a lijjanti la te loolu nekkul ne Mbour kese la concerné mais acteur de soins Sénégal yëpp la concerné tey ji ku ci feebar peut-être sa poste de santé mën nga faa bañ a am benn jafe-jafe waaye tey bu laajee jógee sa poste de santé dem hôpital jafe-jafe taxaw na bu laajee jógee sa poste de santé dem centre de santé jafe-jafe taxaw na boo dajee wut ak maanaam ci kilifa gu lay ko comprendre donc loolu dañ cee war a taxaw xam nga bu ñu seetloo maanaam infirmiers yi ak sage-femme yi ak agents yi nga xam ne ñu ngi liggéey ci poste de santé yi surtout jamono yi ñu toll vraiment sonn nañ li tax ñu sonn mooy agression yi bari na tey ñu jam sage-femme suba ñu jam infirmier ginnaaw suba ñu mbëkk ASC loolu dafa war a jeex maanaam nguur gi mënta jël ay agent affecté lañ ubbi poste de santé affecté fa ay agent ba pare bàyyi leen ak seen bopp ak ay samba booy fu ñu tourné ñëw gaañ leen te tey jii infirmier bu ñu fëgg guddi jugul ñu ne waaw duñ ko fëggee du jug sage-femme bu ñu fëgg guddi jugul ñu ne buñ ko fëggee du jug te léegi buñ ko fëggee mu jug ñu agressé ko yow doo ci wax dara maintenant loolu dafa war a jeex te nguur gi moo ko war a jeexal le ministère de tutelle moom yëg na yëpp bépp problème bu am district bu mu am yëg na ko na saafara lii am nañ possibilité saafara ko nañ ko saafara ASP yi ñuy recruter di leen yóbbu di n'importe où mën leen yóbbu ci poste de santé yi ak centre de santé yi pour que maanaam agent yi nekk ci sécurité mën a liggéey ak xel mu dal. ñii nga xam ne ay jàngalekat lañ ñoom itam nga xam ne ñaare dañ leen yóbbu ci béréb yu sore ci biir ruqe ci biir Sénégal wax na ñoom dañuy laaj maanaam prime spéciale boo xam ne bii dañ leen ko war a jox ñoom jàngalekat yooyu nekk ci waa SADEF mu di syndicat boo xam ne dafa yëngu ci wàllu njàng mi wàllu développement itam ak wàllu formation secrétaire général bi itam nekkoon ci tournée ci diwaan bële yenn diwaan yi rek wax itam ne daal itam ñoom kët seen njàngale mi am na solo tey tamit formation dañ cee yëngu waaye léegi ñu fab ay jàngalekat yóbbu leen fu sori lool am na nag ay lu ñu leen war a teg ci seen yoxo Mbaye Sarr mi secrétaire général bu SADEF waxtaan ci ak Ignace Ndeye parce que dañuy def li ñuy wax syndicalisme de proximité parce que ñun SADEF dañuy pratiquer le syndicalisme de développement ñu def ko bi ñu ko defee nag également gis nañ ay jàngalekat yu nga xam ne ay jàmbaar lañ nekk ci ay conditions yu métti mais boo xoolee également dans le département de Bignona comme dans le département d'Oussouye gis nañ ay jàngalekat yu nekk dans des îles nga xam ne bala nga fa àgg da ngay jël gaal di def ay waxtu ci biir ndox mi yàlla moo xam kañ ngay àgg nga risquer sa vie loolu moo tax ñu ne revendication bi ñuy fondé te ñu lancé woon ko dans le département de Matam bañ fa nekkee dañ koy fondewaat fii nii parce que c'est plus que jamais d'actualité que l'État du Sénégal taxawal li ñuy tudde prime spéciale d'éloignement et de risque ñu jagleel ko jàngalekat yi nga xam ne ñoo nekk ci région Ziguinchor région Matam région Tambacounda région Kédougou région Kolda région Sédhiou ak le département de Podor ndax dañu nekk ci ay conditions yu métti di liggéey bu mucc ayib ba pare ñi war a def ay résultats te conditions yooyu permettre leen à chaque fois ñuy liggéey correctement loolu moo tax il faut que l'État du Sénégal jagleel jàngalekat yooyu NMT boobu pour ñu mën a liggéey bu normal parce que dañuy wax équité yamala nit ñi ci liggéeyukaay mais jàngalekat yi nekk ci région Ziguinchor
ak ci région yooyu ma lim léegi yamalewuñu leen ak yeneen jàngalekat yi nekk dans le reste du Sénégal te ñëpp war a bokk yem kon état bi ñëpp la njaboote ñëpp la war a yemale pour mu yemale leen équilibré jox ñii nga xamante ne bii ñoom la war jox ndàmpaay boobu. ensuite dañoo gis ne aussi jàngalekat yi ñu dajal ñu ci ëpp dañoo mer seen yaakaar moo tas parce que dañoo amoon yaakaar ci président Macky Sall xalaatoon ne président Macky Sall bu ñëwee lii ñuy wax prêt DMC. nga xam ne le président Abdou Diouf moom moo ko jagleeloon képp kuy liggéeykatu nguur en 1982 dëkkuwaay mais non seulement yokk ko mu bloqué ko depuis 2010 mais bu yàggul président ne donc état de banque par conséquent dootu ko fay loolu la ñu wax nag du dëgg du yoon te jéggul rafetul te xaaruñu woon loolu ci président de la république loolu moom merloo jàngalekat yi ba moo tax ñun ñuy wax président da dellu soit gannaaw ci nu mu gën a gaawee ci déclaration boobu. li aju ci wàllu conseil des ministres bi nga xam ne njiit réew mi ay bis bu nekk daf koy amal ci àllarba ji démb doon nañ ko doon amal président de la république di Macky Sall ci boppam wax na yi tamit membre gouvernement bi fi ñu toll nii waajal bu baax a baax ci yeneen tournée économique yi nga xam ne maanaam tournée yi ñu def ci biir Sénégal gi yëpp wërngal kàpp ci wàllu koom ak itam jëf yi nga xam ne jot nañ ko fa def itam ñu daat koy waajal bu baax a baax xëy na sax diwaan yi nga xam ne ci la njiit réew mi fas yéene dem bokk na ci diwaan bu Louga région de Louga Kolda Sédhiou diwaanu Ziguinchor ca Casamance foofu itam bëgg na faa dem ngir daal yóbbu tàmbali fa li ñu duppee agropole sud te yooyu dafa jëm itam loolu ci wàllu mbay meeg soqali diwaan boobu la ci naataange ak yeneen i liggéey it yoo xam ne dafa jëm ci wàllu yoon bi nga xam ne moo di bëri Sénégal Ziguinchor ak i tamit daal di fexe itam bu ubbi barrage bi nga xam ne moo di Afiñam yooyu yëpp daal ba daal nga xam ne bu yes peq lay doon wax tamit ci wàllu sport bi tam njiit réew mi di président Macky Sall ñëw na ci stade yu bëree bëri wax na ne daal fii nu toll nii ministre bi ñu dénk wàllu tàggat yaram ak ñi nga xam ñoo aju ci wàllu finance ak budget beeg bu demee noonu la ñu jël seen matuwaay yëpp ban mat sëkk ba daal ñu daal di baral liggéey bi nga xam ne dafa jëm ci wàllu tabax ak defaraat joyanteet stade yi nga xamee ne ñoo nekk ci biir diwaan nekk ci biir Sénégal gi yëpp wërngal kàpp ñu bañ cee bàyyi benn yëpp ñu defaraat ko ba mu ne boo yaaral waaye it mu nekk ànd itam ak norme yi nga xamee ne moom la ñu bëgg ci wàllu football njiit réew bi di kaat na ci yeneen i fànn it yoo xam ne dafa jëm rek ci wàllu fii nu toll nii ci yeneen i ndaje yoo xam ne des na ko amal ay réunion présidentielle yoo xam ne dafa jëm ci wàllu programme national boo xam ne bi dafa jëm ci wàllu fànn yooyu la ak infrastructure yëpp yoo xam ne jëm na ci wàllu tàggat yaram dikk na ci bu baax a baax njiit réew mi itam am na ay nommé maanaam ñu mu tabbu ci xalim ak boppam bokk na ci préfet bi nekkoon fii ci biir Dakar di Alioune Badara Samb nekkoon préfet fii ci Dakar léegi nag dañ ko samp mu nekk gouverneur fële ci diwaan ba li nga xamee ne moom moo di Ndar Kër Masaar gi gannaaw dog-dog yi ak itam yenn gox-goxaat yi nga xam ne ñoo ko wër ndomba yëpp fenn fu ci nekk itam yóbbu nañu fa préfet ak ay sous préfet ba tax na tamit découpage bi nga xam tam moo am foofu la ci commune bu Jaxaay ñi nga xam tam ñoo yor ci wàllu plateforme ndaw ñu nekk foofu la ak askan wi nekk ci Jaxaay kii di Boubacar Touré dem ma nee na daal dañoo war a xoolaat itam bu baax a baax itam ak i tamit rek xoolaat fii la nga xam ne moo di Almadi 2 ak Lébu gi ak tamit communes yi nekk ci Jaxaay nga xam ne daanaka ñoom dañu leen a wàññee daañ ba tuutee ci des itam ak tamit ñàkku rab ba tax na loolu tam andi na fa yeneen xeeti ay kaddu yu fa rotaat ci fànn boobule Denis Samb. commune Jaxaay nekk léegi arrondissement plateforme ndawi askanu Jaxaay di ci am mbégte waaye nag di woo njiitu réew mi Macky Sall ci yenn jafe-jafe yu ñu jàpp ne erreur la ci découpage administratif bu yees bi Boubacar Traoré coordonnateur plateforme bi. suñ commune bi léegi dafa tuuti parce que gis nañ ne Daaru ci bu bokkatul si ñun gis nañ ne ñàkku rab aussi bokkatul si ñun waaye nag dañuy lancer un appel ñu ñaan le président Macky Sall comme dindi nañ ñaari entité yooyu dindi nañ ko si biir commune bi dañu bëggoon mu mun a ratesal lu mel ni cité Lébu gi ak Almadi bu fekkoon mun na bokk ñu boole ko commune de Dia c'est vrai que décret bi signé nañ ko mais s'il y a possibilité à ce que cité Lébu gi ak Almadi 2 ñu boole ko ci commune de Jaxaay kon dina permettre suñu commune bi dina mun a xaw a yaatu tuuti mais présentement commune bi dafa tuuti lool. yéexaay gi ñu nemmeeku yi tamit ci séddaleem titre de propriété yi jaaxal na loolu plateforme bi. parce que président dafa jël 3000 titres de propriété may ko Jaxaay loolu boo ko évalué mu nekk 12 milliards ñu bëggoon le président Macky Sall titre de propriété yi nga xamante ne may na ko waa SNHLM seen liggéey des na parce que promesse de campagne la woon dañoo dugal tuuti papier bàyyi li des ñu bëggoon nag le président Macky Sall ñëw def benn remise symbolique pour que population bi xam ne kat la ñu diggoon en 2019 respecté nañ ko parce que le directeur général de la SNHLM respecté wul engagement yi le président directive président yi respecté wu ko parce que président dafa ne may naa les titres de propriété mais dañuy joxe tuuti téyewaat ko à quelle fin loolu du dëgg du yoon. alxamis bi njiitu réew mi Macky Sall ñu ngi xamle ne dina ñëw ci département Kër Massar ca Malika plateforme ndaw yi ngir émergence su commune Jaxaay di woo askan wi nag ñu mobiliser wu takku dem gàttandu ko. assemblée générale bi li waral ñu oote ko mooy dañuy sensibiliser population bi par rapport ak parce que léegi ñu xam ne révision liste électorale bi léegi mu tàmbale te comme day nar a tàmbale te gis nañ ne fii commune de Jaxaay bëri na fi ay primo votants
ay xale yoo xamante ne am nañ 18 ans te ñoom vraiment amuñu carte d'identité amuñu carte électeur donc c'est le moment ñu sensibiliser pour que ñu mun a préparer wu nga xam ne buñ ko démarrer rek ñu mun a bindu ji ci liste yi beneen bi aussi le président Macky Sall dafay ñëw département de Kër Massar mu nekk premier sortant te premier sortant dañoo bëgg ñun suñu plateforme des jeunes pour l'émergence de la commune de Jaxaay ñu def ci mobilisation bu am solo ba le président Macky Sall du rëccu li mu doon ériger Kër Massar département comme dafa dem Malika le 24 ñun pare nañ pour accueillir ko à ce que bu ñëwee mu am li mu fi bëgg lam gis Matam bëgg nañ kat lu mel noonu mu gis ko fii ci département de Kër Massar. ñu ngi doon fàttaliku démb 23 juin kenn ci ñaari pàcc kenn ku nekk ak ni nga ko daal di fàttalikoo démb Abdoulaye Wilane bu parti socialiste ci gàttal rek fi ñu toll dikkat na ci événement yi fi xewoon ñu déglu ko ci micro Birama Ndiaye. ma ne li ñu sooboon ci taxawaayu 23 juin muy bëgg démocratie sax yàkkaliku ànd ak jamono waaye ñu ormalante di diisoo ndax Sénégal am na tur boo xam ne nii ñëpp war nañ koo xam. kenn waru ko fàtte muy lan Sénégal est un pays du dialogue loolu moo tax toute génération confondue leader politique société civile artiste intellectuel simple citoyen nous devons dañu war a fexe ba li taxoon M23 am tey ñi gën cee wéy gën cee ngooy ngir démocratie di yokku di ànd ak jamono di yàkkaliku waaye itam ñii waxtaan ndax waxtaan mooy indi gindelikoo te réew mu mel ni Sénégal ak li ko dëgmal ci wàllu sécurité am ak li ko wër dëgmal ci ay farata jëm ci ndaw ñi dem ci jigéen ñi te lu àndul ak parparloo lu àndul ak wàcc taxas wet loolu mënuñu koo saytu saafara ko Sénégal wéy di nekk démocratie tant que du ñuy waxtaan ak a diisoo. Canal Plus mu ngi leen di ñaanal bëccëgu jàmm. Sud FM. Il est 8h. juróom-ñetti waxtu ci Sud FM seen rajo 98.5 ci Ndakaaru lëkkaloog suñuy diiwaan salaamaaleykum. aleykum salaam soxna Maria. tey jii ci alxames gi ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru juin 2021 xibaari ñaareelu pàcc li ci nar a gën a fës foofee ca Mbour ñiy liggéey ci wàllum santé dañoo nar a def sitting. ok asalaamaaleykum mbokk yi ñoom kay sax daanaka moom soxna Maria def nañ ko maanaam tey daañu ko def ni ñu ko waxee noonu tey jii ci alxames ji ngir rek xool daal lépp loo xam ne jëm na ci li nga xamee ne moo di seenu liggéey lu koy gën a suqali jëmale ko ca kaw gannaaw ba nga xamee ne ñi ngi jàkkaarloog ay benk ñi ngi koy dund ak tolof yoo xam ne yi daal tax na ñi féeti ci SUTSAS te feef ci waa kër docteur fële ca Mbour ne am na ay mbir yoo xam ne ba ci sax seen wàllu kaaraange loolee metti na lool Dame Seck mooy secrétaire général ba waxtaan ci ak Moustapha Sall. parce que ay boromu njaboot leen ay boromu ay kilifa leen yoo xam ne vraiment am nañ ay responsabilité gannaaw amuñ pexe pour bàyyi te askan wi bu ñu bàyyi askan wi yëg ko nañu nguur gi dimbale ngir yàlla bu recrutement amee ñi jël leen ci niñ ci mën a jël ñi nga xam ne mënuñ leen jël fonction publique ñëpp xam nañ ko mais ñi ci des nañ leen jël ay contractuel mais contractuel Cobra mu ngi fi ministère de la santé toujours ñu ngi signé ay contrat pourquoi pas ñi jëlal ñu ñi nga xam ne nekk nañ Mbour ñëpp ay communautaire comité de santé di leen fay parfois ñi mën leen a fay parfois duñu leen mën a fay ñi fay jël ñu leen ñeneen di leen fay ñu mën a liggéey ni ñu war a liggéey jafe-jafe yi ñuy yëkkati ci fii encore bokk na ci situation communautaire yi comme les acteurs de soins maanaam acteurs de soins yi tey dañoo solliciter les maires des communes ñi jéem a xool nan la ñuy jàppalee acteurs de soins yi pour recruter leen dans la fonction publique locale fexe aussi les comités de santé ak les maires ñu conjuguer seen i effort pour trouver leen un mécanisme boo xam ne dañu am prise en charge médicale boo xam ne gratuite lay doon si ñoom parce que tey boo jëlee fonctionnaire bi am na imputation budgétaire bu koy jël sur 5/5 comme agent de santé acteur de soins bi nekk ci système bi di liggéey système bi te bu feebaree mu faju nekk problème loolu c'est contradictoire donc loolu lu ñu war a wax la lu ñu war a lijjanti la te loolu nekkul ne Mbour kese la concerné mais acteur de soins Sénégal yëpp la concerné tey ji ku ci feebar peut-être sa poste de santé mën nga faa bañ a am benn jafe-jafe waaye tey bu laajee jógee sa poste de santé dem hôpital jafe-jafe taxaw na bu laajee jógee sa poste de santé dem centre de santé jafe-jafe taxaw na boo dajee wut ak maanaam ci kilifa gu lay ko comprendre donc loolu dañ cee war a taxaw xam nga bu ñu seetloo maanaam infirmiers yi ak sage-femme yi ak agents yi nga xam ne ñu ngi liggéey ci poste de santé yi surtout jamono yi ñu toll vraiment sonn nañ li tax ñu sonn mooy agression yi bari na tey ñu jam sage-femme suba ñu jam infirmier ginnaaw suba ñu mbëkk ASC loolu dafa war a jeex maanaam nguur gi mënta jël ay agent affecté lañ ubbi poste de santé affecté fa ay agent ba pare bàyyi leen ak seen bopp ak ay samba booy fu ñu tourné ñëw gaañ leen te tey jii infirmier bu ñu fëgg guddi jugul ñu ne waaw duñ ko fëggee du jug sage-femme bu ñu fëgg guddi jugul ñu ne bu ñu ko fëggee du jug te léegi bu ñu ko fëggee mu jug ñu agressé ko yow doo ci wax dara maintenant loolu dafa war a jeex te nguur gi moo ko war a jeexal le ministère de tutelle moom yëg na yëpp bépp problème bu am district bu mu am yëg na ko na saafara lii
am nañ possibilité saafara ko nañ ko saafara ASP yi ñuy recruter di leen yóbbu du n'importe où mën leen yóbbu ci poste de santé yi ak centre de santé yi pour que maanaam agent yi nekk ci sécurité mën a liggéey ak xel mu dal. ñi nga xam ne tamit dañuy laaj xeetu prime spéciale boo xam ne bii fii nu toll nii dafa jëm ci wàllu rek risques yi ñoom ay jàngalekat lañ doon def nag tournée bokk tamit ci syndicat bi nga xam ne moom la ñu duppee SADEF ndax am na ci ñooñ fi leen di affecté ñaari day ruqe lool sori lool itam ñu ne nag loolu war nañ caa jot ndax bokk na ci seen i mbir Mbaye Sarr mi secrétaire général bi am na ay kàddu yu mu ci dénk Ignace Ndeye ñu teewlu. Parce que dañuy def li ñuy wax syndicalisme de proximité parce que ñun SADEF dañuy pratiquer le syndicalisme de développement. ñu def ko bi ñu ko defee nag également gis nañ ay jàngalekat yu nga xam ne ay jàmbaar lañ nekk ci ay conditions yu métti mais boo xoolee également dans le département de Bignona comme dans le département d'Oussouye gis nañ ay jàngalekat yu nekk dans des îles nga xam ne bala nga fa àgg da ngay jël gaal di def ay waxtu ci biir ndox mi yàlla moo xam kañ ngay àgg nga risquer sa vie loolu moo tax ñu ne revendication bi ñuy fondé te ñu lancé woon ko dans le département de Matam bañ fa nekkee dañ koy fondewaat fii nii parce que c'est plus que jamais d'actualité que l'État du Sénégal taxawal li ñuy tudde prime spéciale d'éloignement et de risque ñu jagleel ko jàngalekat yi nga xam ne ñoo nekk ci région Ziguinchor région Matam région Tambacounda région Kédougou région Kolda région Sédhiou ak le département de Podor ndax dañu nekk ci ay conditions yu métti di liggéey bu mucc ayib ba pare ñi war a def ay résultats te conditions yooyu permettre leen à chaque fois ñuy liggéey correctement loolu moo tax il faut que l'État du Sénégal jagleel jàngalekat yooyu NMT boobu pour ñu mën a liggéey bu normal parce que dañuy wax équité yamala nit ñi ci liggéeyukaay mais jàngalekat yi nekk ci région Ziguinchor ak ci région yooyu ma lim léegi yamalewuñu leen ak yeneen jàngalekat yi nekk dans le reste du Sénégal te ñëpp a war a bokk yem kon état bi ñëpp la njaboote ñëpp la war a yamale pour mu yamale leen ne équilibré jox ñii nga xamante ne bii ñoom la war jox ndàmpaay boobu ensuite dañoo gis ne aussi jàngalekat yi ñu dajal ñu ci ëpp dañoo mer seen yaakaar moo tas parce que dañoo amoon yaakaar ci président Macky Sall xalaatoon ne président Macky Sall bu ñëwee lii ñuy wax prêt DMC nga xam ne le président Abdou Diouf moom moo ko jagleeloon képp kuy liggéeykatu nguur en 1982 dëkkuwaay mais non seulement yokk ko mu bloqué ko depuis 2010 mais bu yàggul président ne donc état de banque par conséquent dootu ko fay loolu la ñu wax nag dëgg du yoon te jéggul rafetul te xaaruñu woon loolu ci président de la république loolu moom merloo jàngalekat yi ba moo tax ñun ñuy wax président da del soit gannaaw ci nu mu gën a gaawee ci déclaration boobu. ñi nga xam ne ay liggéeykat lañu woon yu nekkoon ci société bi sax nekkatu fi di Sotrac ñoom ba léegi ñi ngi daw rek daal ci seen ay ndàmpaay yu ñu leen waroon a jox daanaka mu toll ci buñ ko xayma juróom-ñeenti milliards bi ni janloog taskatu xabaar yi def assemblée générale liggéeykat yi nekkoon ci Sotrac ñi ngi naqarlu lool itam li tax rek engagement yi ñu jëloon benn lañ ci wegul ñoom nag nee ñu daal fi ñu toll sonn nañ li leen dese nag daal moom mooy lépp lu ñu mën ñoom daañu ko def rek ba mën leen a jox seen koppar yooyu le ndax sonn nañ lool Moustapha Diagne mi yoroon seen kàddu lii la ci wax ñu déglu ko Moustapha Diagne kon juróom-ñetti waxtu moo dem kon ñu déglu Moustapha Diagne. nga xam ne état engagement yi nga xam ne daf ko jël ko publiquement et que le président de la république dans un conseil des ministres a fini par prendre ak instruction maanaam ndénkaane yi nga xam mooy wala digle yi nga xam ne joxe na ko ci gouvernement ba léegi ñu ngi gis ne dara nekk ci loolu nag mu nekk loo xam ne li wax dëgg yàlla yàgg nañoo jaaxal fëgg nañ fu ne wax nañoo ak ku ne mais ñu ne teg ba tey looloo tax ñu dajalewaat suñu mbooloo ndax nag du ñu tas pour daje waxtaan jëlaat ay décision pour song li nga xam ne lii mooy li ñu état bi ameel muy 9 milliards 114 millions yi ak yu teg ñu xool ci yan anam lañ ñu koy fayee parce que wax nañ ne dinañ ñu ko fay loolu président bi moo ko wax donc à l'état de chercher les moyens yi nga xam ne ñoom la ñu war a fay war nañu toll ci 2700 2600 nangam jàpp 2700 mais boo xoolee li nga xam ne lii boobu ba léegi ñoo ci wàññeeku maanaam ci génn ci àddina ak ñi nga xam ne nii mënatuñoo ñëw ak ñi nga xam dañoo nekk ci biir réew mi dans partout dans le pays ak vraiment ñi nga xam ne ñii seen kattan mayatu leen sax pour ñuy déplacé wu ndax bu ñu demee ci biir Dakar léegi di nga gis ñoo xam ne ñii àndatuñoo ak seen xel ñii ñu ngi ci mbalit yi ndax situation yu précaire mënatuñoo at suñu chiffre ci 2700 waaye nag lépp lu ñu am rek dinañu xam ne noonu la ñu toll te li combat bi wax dinañu ko laaj li mu laaj dinañu ko waaye ñoom lépp lu nu mas a wax dañ koy wax rek mu nax saay dañ koy wax ba pare mu nax saay du am benn su moo tax nag vraiment ñun ñu jël ne bii dafay am suivi rek wala mu am na leen nu mu def bu ñu waxee 2017 loolu mooy dige yi ci gën a tar mooy 2017 du premier ministre waaye situation bii ñuy vivre kay 98 lañ ko commencé vivre ba tey liquidation la woon ki doon liquider bi mu defee le tour du personnel évaluer ñi nga xam ne ñoo ci bokk. fii boo xoolee boo sànnee sa bët di nga gis màgget ñi nekk ci salle bi
di nga xam ne ñii ku leen woo ba ñu ñëw ak fi ñu jóge yëpp yow amatuloo sax looy xalaat looy exclure maanaam looy dàq pour ne lii dootuma ci dem mbooloo mii ku leen gis ak seen béjaaw ak seen màggetaay ak seen feebar ñu amee leen montant bu ñu toll ñoom ñu daan liggéey nit ñëpp di nelaw ñii ñoo daan daw ci tali di yóbbu nit ñun amatuñu dara lu ñuy exclure dañuy dem rek ba lu ñu yàlla may ñu. chauffeur yu taxi clando yi nga xam ne ñoo nekk ca Mboro Daaru Xuddoos ñoom ak li ko wër ñaari fan lañu def dañuy dem gerew ñoom daal ñoom sax ñoom nee ñu dañuy naqarlu la daal jafe-jafe yi nga xam ne kilifa yi moom la ñuy jànkonteel bi ñu jànloog taskatu xabaar yi nag la ñu wax loolu ñu dem ba boori Tivaouane ak Babacar Sow. chauffeur clando yi nekk ci Mboro Daaru Xuddoos ak li ko wër mer ba futt jamono ji lenn waralu ko lu dul jafe-jafe yi nga xamee ni jëwri ñi yore wàllu gaaru ceer mi ngi leen koy andil ba tax sax mënatuñoo liggéey ci teeyu bakkan ñoom ñooñee taxaw tembe ni daañu dakkal li nga xamee ni moo di dem bég dikk bi toll ci ñaari fan di chauffeur yoo xam ni nee nañu daal contravention bi duñu ko fay tey duñu ko fay ëllëg ñu ngi doon dajeek waaye taskatu xibaar yi Fallou Samb mooy seenub jëwriñ dañoo sonn goo xamante ni kenn tegul ñu ko kudul benn chef de garage boo xam ni dafa nekk biir Mboro ñun ñu doon ay clando yoo xamante ni dañoo nekk ci dëkk bi di liggéey sàcc ñu kenn ñu taxawàllu wuñu di góorgóorlu di daan doole kenn ku ne yaa say soxna yaag say njaboot ñu nag benn clando bu génn ci dëkk bi da ngay ñëw pour dagg bon boo xamante ne jariñu la dara ñun jooytu nañ ko fu na dem nañ léegi nag loolu métti ñu ba fa kanamu yàlla ba tax sax ñuy sànnik yuux jëmale ko ci njiitu réew mi Macky Sall bi nga xamee ni nee na daal bëgg na ndaw yëpp am liggéey nee nañu bañu ci dara ni duñu dugal loxo ci kafaka ngir fay li nga xamee ni moo di koppar yooyee Fallou Samb seenub jëwriñ lañ ciy déglu léegi nag bon boobu nga xamante ne moom moo fi nekkoon moom lañ mënatul a dagg tey mënatuñ koo dagg suba mënatuñ koo dagg ginnaaw suba autorité yi nag nañ ci teel a ñëw jug wax ci liñ ciy wax 3 personnes yooyu mu amatuñ droit di ñu may ñetti nit ngeen war a yam ñeenti nit moo nekk suñu carte grise bu dee dacia bi 7 personnes ñoo ci nekk mais gars yi information bi muy jot moo baaxul 15000 francs yi nga xamante ne moom la ñuy fayeeku 12000 la woon te 12000 yooyu yaa ngi ko war a fayee gendarmerie ñoom dañ lay naj fee ni la kaay fay 15000 yooyu nag mënuñ koo fay tey mënatuñ koo fay suba mooy bon bi te dañuy bàyyi ay événement jub ñu di la jàpp oto bu ne ay 50000 60000 30000 mënatuñ ko xonjoo kër leemu Mboro Tivaouane Thiès foo mën a dem bu dee ñeenti nit nga yam ñeenti nit ñooñu dañ naan la yow duñ la may sax bon pour nga dem di ko yóbbu dañuy yeb ay malade jigéen yi wérul buñ bëggee jàmm nag ci biir Mboro léegi nag liñ bëgg nag mu am ba des mooy Macky Sall ci boobam na dégg lii Tivaouane Babacar Sow doon ci jóg ak yéen pour Sud FM Babacar ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax luy tolloog juróom-ñaar fukki millions yoo xam ni daal dinañ koy daal di tàbbal ci at mu nekk daanaka ci jënd ay grilles yoo xam ni dañ koy xool def ko waaye nag itam ñaari da ci am yoo xam ne sax gars yi dañ koy saax-saaxee sàcc ko gi demee noonu waaye LONASE nag ñoom bëgg a soppi doxalin ngir mën a wut ay yeneen i grilles yoo xam ne yi dana mën a baax lool ci li nga xam ne mu aju ci wàllu assainissement beeg daal ndox yeeg yu demee noonu nga xam ne daan ci tax boucler lu tolloog téeméer bu nekk juróom-benn fukk ya jëmale ko ci wàllu fànn boobu la am na nag benn jotaay atelier bu ñu ci amaloon El Hadji Moussa Thiam. at wu ne lu toll ni rek 70 millions danañ ko amal rek li nga xam ne moo di daal nu ñuy changé grille avaloir yi nga xam ni moom la ñuy sàcc ci égout yi ngir xeex ni ki mel nag tax na ba li nga xam ni moo di daal waa ONAS indi pexe yu bees jamono ji nag beneen matière lañ ko tëggee nag ngir rek lépp loo xam ne lu jëm ci wàllu xeetu sàcc daal ñu mën koo dakkal loole ki ko xamle di directeur de l' exploitation bii di PEDC rax si dolli askan wi nag saa su ne buy taw nag dañuy bëri di ubbi li nga xam ni moo di regaar yi loolee rek ngir yaakaar li nga xam ni nag moo di ndox mi dem loolee nag daanaka daal day indi yeneen i conséquences jëmale ko nag ci li nga xam ne moo di suuf si say dugg ak yeneen xeetu mbalit te loolee tamit mën na indi gàllankoor li nga xam ni moo di dem beeg dëkk bi tax na daal li nga xam ni moo di daal askan bi ñuy sàkku ci ñoom ñuy bañ di ubbi ni ki mel jamono ji nag changement comportement ci ni ki mel nag yittewoon nañ ko lool loolee rek ngir ñu gën a mën a ñoŋal li nga xam ne moo jëm ci wàllu ouvrage yi nga xam ne nag ñooy yóbbu ndoxu taw mi ak ndox yi nga xam ne nag daanaka eau usée la jamono ji nag yittewoon nañ acteur média yi nag ngir ñu gën a ñaax askan wi ci ni ki mel jàppandal assainissement nag daanaka droit la ci képp koo xam ne yaa ngi yeewoo ci biir Sénégal ci daanaka 46 départements yi nga xam ne nag moo ngi ci biir Sénégal nag daanaka daal ñeent fukk ak ñaari rek plan directeur d'aménagement waaye nag plan directeur d'aménagement yooyu tamit rek doyut il faut que tamit ñi nga xam ni moo di daal ñooñee di waa ONAS dem wutip financement ngir gën mën ko amal ci kàddu yu tukkee ci ki nga xam ni moo di Kader Kanté bi nga xam ne nag moo di directeur de la planification ci ndaje bu ñu amoon nag taskatu xibaar yi nag ñooñee di waa ONAS xam lañu rek ni daal li nga xam ni moo di jotee lii di ODD yi nag engagement wu Sénégal la waaye jamono ji nag ONAS dafay jànkonteeg léeg-léeg
ay jafe-jafe ci wàllu koom ngir rek matal yenn investissement yi ndaxte nag redevance yi nga xam ni moom lay tukkee ci li nga xam ni moo di facture ndox yi loolee mënul rek daal di matale li nga xam ni moo jëm ci wàllu 60% ci investissement yi ñu war a amal jamono ji nag LONASE daal am na lool yaakaar ci li nga xam ni moo di jàppandal nguur gi jëmale ko nag ci fonds de l'assainissement yi loolee rek ngir lépp li nga xam ni sumb nañ ko ci wàllu liggéey ñu mën koo amal. juróom-ñetti waxtu bokk yi moo dem ba feggoog luy tolloog fukki minute ak ñett ci diwaanu Ziguinchor foofu la ñuy daal di dem ci wàllu politique bi fi mu toll nii xëccoo bi mi ngi mel ni tulleeg màlle ci local yi nga xam ne moom la ñu dëgmal ñu baree bari sax am na ko di Souleymane Ndiaye mi nga xam ne moom moo jiite parti Synergie boobu tamit bokk na ci wàllu fànn boobule daal ñeneen nit ñoo xam ni daal kenn ku nekk yaa nga taxaw di mobiliser démb nag moom daal naka wax nañu ne dajale na mbooloo mu baree bari Ignace Ndeye ñii fare ci parti bi di Synergie pour un développement durable S2D yoonu nattànge ànd ak Souleymane Ndiaye mere nañu loolu ki nga xamante ni moom mooy seen njiit ginnaaw bu mu déclaré candidature am ci mairie Goudomp ñoom nag ñu jàpp ni rafetlu ñu dara ñoom fii ci diwaanu Ziguinchor la ñu bëgg mu daal di jongante pour mairie bu Ziguinchor ba tax na démb ñu amal ndaje bu takku fi nga xamante ni mooy quartier bii di Néma 2 jàpp ni du ñu nangu tey du ñu nangu ëllëg kii di Souleymane Ndiaye yóbbu candidature am fële ca Goudomp ñoom fii ci diwaanu Ziguinchor lañ koy xaare kii di seen coordinateur Cheikh Ngom. looloo waral tey ñu woote fii wone suñu naqar ne ñun nag d'accorduñ tey d'accorduñ ëllëg duñ d'accord ginnaaw ëllëg dañu bëgg mu ñëw doon maire fii si Ziguinchor tey Ziguinchor parti bi tey bu ñu nee Synergie pour un développement durable Ziguinchor a tax ba tax na ñun waa coordination communale et régionale de Ziguinchor ñu ngi koy ne na seetaat kàddoom yooyu dañu bëgg mu doon candidat fii si Ziguinchor ndax Ziguinchor lañ ko gën a soxla d'accorduñu benn yoon mu dem nekk maire Goudomp fii lañ soxla mu doon maire. ay militants S2D yoonu naataango ñi nga xamante ne nag ñu ngi ñaax kii di seen jiit Souleymane Ndiaye mu delluwaat ci décision am ndaxte ñoom jàpp nañu ni. te Ziguinchor waaye dañ dem si biir waxtaan ak ñoom ñu ne ñoom dañ doyal si ñi nga xam ne ñoo yoroon mairie bi dañoo soxla ku bees ñu andil leen ku bees ku loxoom set koo xam ne musul yàq dara koo xam ne heure bu ne mu ngi taxaw ndaw ñi di taxaw jigéen ñi di taxaw mag ñi di taxaw jàkke yi di taxaw église bi di taxaw fépp fi nga xam ne doomu aadama dina fa am yitte. élection locale yi des na ay weer waaye ñi nga xamante ni ñoo fare ci parti politique yu bëri ñu ngi tàmbali di samp ndënd pour ki nga xamante ni moom mooy seen candidat rawatina ñi bokk ci parti bi di S2D te Souleymane Ndiaye daal di ko jiite moom mi di directeur infrastructure aéroportuaire moom mi nga xamante ni ay militants yu nekk fii ci diwaanu Ziguinchor farek moom ñu ngi koy xaar nag ci mairie Ziguinchor Ignace Ndeye Sud FM. ci fukkeelu at bi aju ci wàllu manifestation jëm ci ñaar fukki fan ak ñett ci weeru juin bi nga xam ne doon nañ ko amal démb waa M23 ñeen ñi ne daal ñoom seen bopp mobilisé nañ lu bare ci HLM Grand Yoff itam ak waa M2D nga xam ne daal ñoom daal ñoo ko bokkandoo woon amal muy ñaar fukki fan ak ñett ci weeru juin dëppoog ak fukki ati yàlla démb rek kii di Cheikh Tidiane Dieye moom sax bokk ci mbootaay gi nga xam ne ñoo di M2D ne daal mobilisation moom takk na lool tey tamit lañ ci jublu woon it am nañ ko ñu déglu ko ci micro Babacar Samb. 23 juin 2011 dafa am lu mu tekki woon ci réew mi kii nekkoon président jamono jooju moo am lu mu yëkkati woon bëgg koo def mu waroo woon ak constitution waroo woon ak état de droit naroon yàq démocratie Sénégal askan wi yëpp jóg naam am na ñu leen woo am na leader yu woote mais keroog ñi génnoon du ñu woon ay militants de parti politique askanu Sénégal moo génn pour xeex pour jëlaat démocratie am pour wane ne pouvoir bi du président askan wee ko yor pour wane ne assemblée nationale ay ndaw la yu ñu fa teg askan wi moo leen jox baat askan wi dafa dem nanguwaat baat boobu fexe ba le président na bëggoon def mu gàntal ko waaye tey bi ñu ñëwee ba 10 ans après ñu gis ni promesse yi président Macky Sall jëloon yëpp da ko trahir tey nag moo tax ñu dellu si fii pour dundalaat boobu xalaat dundalaat boobu gis-gis dundalaat boobu taxawaay ngir démocratie Sénégal tey loolu moo indi M2D moo indi taxawaay bii ñu taxaw pour wan président Macky Sall ni lépp li nga defoon ci fukki at yi baaxul léegi il faut nga changer ko ñu tabaxaat lu bees pour jëm kanam. après même combat moom moo daal di ñëwaat. échec bu lamentable la wane na ni acteur politique yi mbir mi nekkul rek nga changer équipe bàyyi fi indi ñeneen mbir mi mooy nga créer ay conditions ba ñeneen ñu ñëw dootuñu mën a def lu yées li fi nekkoon loolu nag li koy waral mooy citoyens yu taxaw am takkute parce que lu président bëgg def nangam bu citoyens yi nanguwul du dem mois de mars février mars bii ñu jógee bu citoyens sénégalais yi jógul woon tey Ousmane Sonko mii ngeen di gis kaso lay nekk dañu jógoon pour téye ko jàpp ko tëj ko ci kaso bi citoyens sénégalais yi ñoo bañ loolu parce que xamoon nañ ne bu ñu ko jàppee moom après képp koy opposant dinañ la jàpp mbaa ñu faagaagal la su ko defee démocratie jeex donc citoyens yi wane nañu ni ñoo yor pouvoir te esprit boobu la ñu bëgg mu continuer dox ci réew mi citoyen ak population bi ak peuple bi ñoom ñoo yor le pouvoir et bëgg nañu loolu continuer incha allah.
di Birame Faye mi nga xam ne tam moom daanaka mooy sax moo di directeur général bu ASP moom tamit di ko newoon na ci ndaje mi ci place de la nation fi mu toll nii ci ñi nga xam ne tam ñoo bokkoon ci ñi nga xam ne ñoom it ci geneen wet gee ñi ngi doon amal 23 juin bi moom itam mu gis ne daal itam xeex bi nag moom fi mu toll nii ci car bloquant boobu nga xam ne moom lañu doon amal ci jamono Ablaye Wade ci yooyu la dellusiwaat Birame Faye waxtaan ci ak kii di Birama Ndiaye. Birame Faye kon ci waxtaan woowu nga xam ne tamit moom nag moo jiite ASP yi nga xam ne yor wàllu kaaraange gi ci ruq-ruqaat yi dikkoon na ci makkaan moomee 23 juin bi ci place de la nation féete ak i tamit ñi nga xam ne ñu bokk ci mouvance présidentielle bi ñu déglu ko ci micro Birama Ndiaye. bon donc dañ fi ñëw pour fête màggal fukkeelu anniversaire 23 juin man mii di wax yow ci victime yi laa bokk donc 23 juin Sénégal dañu àndoon doon benn bokk ndey ak baay jàkkaarloog Wade bañ monarchie bañ car bloquant bañ lépp donc moom moo tax fukki fan ñu ñëwaat fii pour wane que ñu ñooy vrai acteurs yi ñu ñoo doon xeex te li taxoon ñuy xeex président bi fii taxaw donc dañuy bañ falsification histoire bi dañuy bañ récupération histoire bi moo tax ñu ñëw fi ngir màggal bés bi ngir màggal Sénégal ngir renforcer démocratie ngir renforcer constitution ngir renforcer république renforcer état de droit. moo dem ba fekkoog fukki minute ak juróom ñett Cheikh Bamba Dièye itam nag di ko na tënkit moom it li nga xam ne moom ca la bokkoon démb mu di rek ci ndajam 23 bii nga xam ne 23 juin bi doon amal démb ci 2011 mu toll ci fukki at yàlla moom nag bu ñu fàttali ko moom nag bokk na ci ñi nga xam ne ñooy yeewoon seen bopp sax ci kanam ci grille fële nga xam ne moo di assemblée ba Cheikh Bamba Dièye ci micro Babacar Samb. Vous êtes les héritiers du combat du 23 juin 2011. Et vous êtes les héritiers de tous les combats démocratiques yi nga xamee ne am na ci Sénégal li am solo du kañ nga tàmbali xeex li am solo mooy ndax tey jii yaa ngi ci xeex bi wala nekkuloo ci xeex bi boo ci nekkoon 10 ans te tey nekkuloo ci yow traître nga yow tu as trahi la nation tu as trahi ton idéal et tu as trahi le combat du 23 juin 2011 xam leen ni nag 2011 ñun ak yéen ñoo jógoon taxaw xare pour am lii il est malheureux que 10 ans après ñu war a xeexaat même xeex bi c'est pourquoi képp koo xamee ne ànd nga ak Macky Sall ànd nga ak Benno Bokk Yaakaar mën nañu wax assurément tu fais partie de l'association des malfaiteurs et tu fais partie des escrocs yi nga xamee ni la politique sénégalaise moom la sécrété durant les 10 dernières années parce que loxo du tàmm gudd ba bare bëgg gàtt te qui peut le plus peut le moins. kon nag soxna Mariano itam foofu la ñu daal di yemante.